Asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi seetaane xabaar yi ci gën a fës nag bokk na ak caxat-caxat yi nga xam ne élèves yu nekk fële na la ci lycée bu Ousmane Sembène ñoo ko daal di amaloon ñoom ñoo le sax ni ngi tolloon ci fukki élèves ak juróom benn violence boole nga xam ne nag dañ koy nemmeeku ci jamono ji ñu toll ci l'école yi ñi nga xam ne nag ñoo daal di jiite conseil bu discipline bi ñoom nag jël nañ dogal ne élèves yi nga xam ne ñoo def lu nu mel dañ leen di dàq définitivement leader bu coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag dañoo amoon tukkib nemmeeku ndiki talaata démb fële ca Ziguinchor ñoom nag naqarlu nañ sax Idrissa Goudiaby mi nga xam ne moom dafa ñàkkoon bakkanam ci manifestation bu amoon fukki fan ak juróom-ñaar ci bii ñu génn li ko waral nag mooy manifestation buñ doon a amal ñoom sax daal di nañ ut benn expert balistique ngir mu daal di leeral moom naka la façon politique AFP gannaaw bu Moustapha Niasse daal di demee retraite moom bi lee kan moo ko war a remplacer nekk laaj boo xam ne laaj bu samp la waaye suñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag mooy Albert Sy moom gis na ne lu nu mel du daal di yomb dana xaw a am ay jiixi jaaxam xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képpe bi ñu jotaay léegi-léegi ñu daal di yaatal. Asalaamaaleykum ñu nuyuwaat leen beneen yoon ci télévision bu mag bi Time for Africa TV comme ni leen ko junjee woon rek ci bopp xabaar yi. conseil bu discipline bu lycée Ousmane Sembène bu Yoff ñoom nag dañoo daal di jël ndogal ngir daal di dàq fukki élèves ak juróom-benn yi nga xam ne mujj leen identifié ne ñoom ñoo doon def ñaawteef yooyu ca école boobu nga xam ne li ko tax a jóg nag mooy jàng yaa boobu nag moom lu mu daal di jël mooy dàq yooyu élèves ministre éducation nationale bi moom sax daal dina annoncé ay sanctions yu métti wax ne parents d'élèves yi lu nu mel ñoom dañ ko daal di fay élèves yi nag ñi nga xam ne nag ñoo daal di def bile ñaawteef ñoom yoon dana leen topp am na juróom benn ñoo xam ne ci ñoom tamit dañ leen daal di arrêté kenn ki sax moom dañ ko daal di déféré ñeneen ñi ci des ñoom dañ leen a jàpp garde à vue ca gendarmerie bu Foire. forum bu justiciable ñoom nag dañuy am ay njàqare ci procès bi nga xam ne mooy professeur Cheikh Oumar Diagne ñoom ñi ne nag yéexaayu mbir mi ëlëm na leen lool gannaaw bu mu amee ñetti weer ca kaso gi moom mi ba léegi kenn daal di ko déglu ci kanamu juge bi ci communiqué boo xam ne ñoom amal nañ ko forum justiciable bi ñoom ñi ngi daal di ñi nga xam ne nag ñoo yore yoon di yoonal ci mim réew ñu daal di respecté li nga xam ne mooy délai bu raisonnable ci traitement wu dossier wu Cheikh Oumar Diagne. leader yu coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag ni ki démb dañoo amal benn tukki ne meeku foole ca Ziguinchor ngi daal di dajeek famille yi nga xamante ni ñoom ci manifestation bi weesu dañ cee am seen ko njaboot yu ci ñàkk seen bakkan coalition bi nag ñoom ñi ngi daal di lëkkaloog ñoom ngir daal di xool naka lañ mën a def ba daal di ut expert balistique boo xamante ni dana mën a daal di fësal ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan naka la ñu faatoom ku ci mel ni Idrissa Goudiaby suñu sukkandikoo nag ci autopsie bi lu mu wane ñoom li ñu gis mooy arme blanche moom moo ko daal di faat waaye du bal ki wax loolu nag mooy Cheikh Tidiane Youm moom nekk na membre coalition Yewwi Askan Wi ñu teewlu ko. comme ni ngeen ko xamee tey niñ ko tàmmee di gis rek la amee ci ay tricherie maanaam wàllum njuñ njaaj ak tamit jël ay dossier di ko soppi waaye nag li ñu leeral mooy tey moom mbir mi du mën a nekk lu ñu bàyyi mu dem ni ko Khalifa Sall waxee rek jël nañ koo xamante ni xam-xam màcc na jëm ci wàllu repli recherche ak tamit wàllum bal ba nga xamante nit ki buñ ko reyee ci bal dina ko mën a génne xam ko xam-xamam màcc na ci te kooku tamit nit la koo xamante ni woyof la wala ci xam-xamam demee na noo xamante ni tey ñëpp xam nañ ko ci kooku nag dina def liggéey bi ci war ngir xool fi nga xamante ne moom la dëgg bi féete ginnaaw bi nga xamante ne ñoom andi nañu seeni expert ñun tamit indi nañu expert boo xamante ne ni dina xool dëgg bi fan la nekk ba nga xamante ne mbir mi moom fii lak fan yi di ñëw dinañ xam lan moo ciy dëgg ak lan moo ci dul dëgg. Cheikh Tidiane Youm ngeen doon teewlu loolu dañuy wax ci politique comme ni leen ko junjee woon nag parti politique yu traditionnel yi nga xam ne dañ fee yàggi lool amul daanaka benn bu ci réussir te coow du am gannaaw bu ponkal mi daal di joxe léegi yi AFP nag gannaaw bu Moustapha Niasse nag daal di demee retraite mu am loo xam ne moo daal di taxaw mooy kan moo ko war a remplacer
waaye lu nu mel nag mu mel ni du daal di yomb suñu sukkandikoo ci analyste politique bi di Mamadou Sy Albert moom mu gis ne congrès bi nga xam ne moom lañ war a amal loolu rek moo mën a gindi askan wi ñu daal di déglu Mamadou Sy Albert ak ni mu ko jàngate. waaw mën nañu wax ne que Moustapha Niasse moo sos AFP moom moo taxawal AFP def na ay nekk na parti politique bu ñu ràññee Niasse nag nee na dina jël retraite tam dina bokk ci politique wante dootul nekk njiit AFP loolu congrès AFP bi ñu séntu moo nar a décider kan moo nar a wutu Moustapha Niasse léegi nag li ñu mënte wax mooy que en tout cas parti politique Sénégal muy PS muy PDS muy parti de gauche yi kenn mësul réussir succession ñu ni kii moo doon jiite dem na nañu toog waxtaan ñu tànn ñun ñëpp dañu tasaar muy PS muy PDS muy parti de gauche yi donc question bu xaw a jafe la de remplacer ki nga xam ne moo sos parti dafa metti lool léegi nag mën nañu wax ni que congrès bi moo nar a décider wante lu ñu mënte wax Moustapha Niasse yàgg na ci parti bi moom moo ko taxawal moom mooy animateur bi même bu jëlee retraite tam dina nekk ci politique donc Moustapha Niasse ki mu nar a tànn ki ko gënal soo moytul choix Moustapha Niasse moo nar a jàll ci congrès bi léegi nag naka la nar a jàlle est-ce que ñoom Moustapha Niasse ki mu nar a tànn est-ce que doy na militant yi est-ce que doy na responsable yi est-ce que doy na ñi nga xam ne dañ ko bugg a remplacer su fekkente ne ñoom ñëpp d'accord nañ ci kàddu ku Moustapha Niasse ki mu tànn kooku baax na. découverte dañ leen di xamle ak ndaw lu jigéen li di Fatou Kiné Kane moom nag dafa yëngatu ci ñaari mbir yu bokkul mooy basketteuse la maanaam dafay basket waaye tamit dafay yaru jur moom mi nag dafa passionné ci ñaari domaines yi nga xam ne bokkul Fatou Kiné nag moom Duc la njëkk a jaar ci championnat bu roumain ak Suisse ci jamono ji ñu toll nag mi ngi dal di évoluer ci AS Ville bu Dakar ngir gën a xam kan mooy ndaw lii di Fatou Kiné Kane ñu xamle ko ak Alla Thiam. tey nag ci la ñu gis benn soxna bu ñu tudd Fatou Kane moom nag nekkoon basketteuse jaaroon fële ca Duc Université Basket Club jóge fa nag ginnaaw bu mu defee juróom-ñeenti at fële ca Rouen ci championnat boobu nag ci ay blessures yu metti yoo xamante ni doon na ko tegale ci la daal di dellu see ci réewam fii di Sénégal moom nag mu mës a bëgg li di wàllum sàmm ba tax na sax mu ñuy fàttali benn bëy bu mu jëndoon 35 000 ci loolu nag la mujjee am passion bi ginnaaw bu mu dellu soo ci Sénégal nag loolu da ko may rek mu dellu ci li nga xamante ne moom la bëggoon muy sàmm ak yar ci loolu nag lay def lu mu am dugal ko ci ba tey ñu gis ne mi ngi yor ci lu toll ci juróom fukki xar ñu fekk ko mu koy jaay ci période bi nga xamante ne mooy période bu ëpp vente Sénégal di période tabaski Fatou nag mi ngi ñuy wax ambition yi mu am ak tamit ni mu commencé métier bi mu doonoon nag métier boo xamante ne ni ak li mu doon def muy basket amuñu sax lu leen di boole waaye ñaari bëgg-bëgg la yoo xamante ne benn mënul dem bàyyi moroomam ba tax na tey nag mi ngi ñuy xamal ne yar moom lu ko neex la te lu baax la ndax loo ci dugal ci xaalis dala koy delloo. baax yi bitim réew yi dañu koy dooree ak fole ca Nigéria ak ay ndaw yoo xam ne dañoo daal di armée daal di attaqué benn prison boo xam ne mi ngi situé fole ca Abuja ñoom nag gannaaw bu ñu defee mbir mu nu mel nag lu ci tollook ñu baree bari dañoo daal di rëcci loole sax toll na ci 300 détenus ba tax na sax kenn ci agent de sécurité daal ci sax mujj ñàkk bakkanam bu ñu sukkandikoo ci porte-parole bu service pénitentiaire ñi nga xam ne nag ñoo def mbir yu nu mel ba léegi xamuñu ñan la. ancien président bu Burkina Faso nag Blaise Compaoré moom nag ni ngi koy xaarandi ci bés yi di ñëw fole ca Ouagadougou gannaaw moom bu mu exilé ca Côte d'Ivoire moom nag bu mu daanoo en 2014 moom sax mujj nañ ko daal di jugé ci procès wu assassin wu Thomas Sankara moom nag bu dellusee foole ca réew mi dana tax mu daal di dajeek ki nga xam ne moo nekk ca bopp réew mi di lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. nag ñaari membre gouvernement britannique ñoom dañoo daal di annoncé seen démission
gannaaw bu amee ñaari départ yu doy waar maanaam ministre bi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum santé ak ministre bu finance dolli ci ki nga xam ne nag mooy premier ministre Boris Johnson moom nag dañ ko daal di dugal ci guddi gu bët seetugu ndaxte moom dañ koy tuumaal scandale secrétaire d'État bi nga xam ne moom lañ daal di dénk lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum gune ak famille moom daal di annoncé départ am gis ne nu mel moo fi sës ndax amul benn pexe nga xam ne nag mooy Laura Trott moom tamit dafa démissionné ci poste assistance secrétaire d'État bu jëm ci lépp transport am loolu la daal di wax mu mel ni confiance boo nga xam ne dañ ko daal di amoon ci ñoom dañ ko mujj daal di ñàkk. xabaar yi tàggat yaram yi gaynde yu jigéen yi ñoom nag seen deuxième journée ci groupe bi dañoo daal di gaynde yu Sénégal yi ñoom nag dañoo imposer seen diggante ak Burkina Faso daal di ko daan lu ci tollu benn bal ci dara ñoom ñi leen nag daal di nañ dem quart de finale mu mel ni lu nu mel nag nekk na historique ci jamono bu njëkk ci gaynde yu jigéen ñi daal di qualifié nu mel ci même groupe bi Maroc moom dafa daal di dóor Ouganda ñetti bal ci benn daal di fekki ji Sénégal ci quart de finale. Bordeaux officiellement nag ci national 1 gannaaw bu décision boo xam ne DNCG ñoo ko daal di jël ci talaata bi ñu daal di génn club scapulaire bi nag ñu daal di gis ne dafa daal di rétrogradé ci Ligue 2 gannaaw bu mu jëlee ñaar fukkeelum place ci Ligue 1 ci 2021-2022 national 1 bu ñu sukkandikoo nag ci relégation bi nga xamante ni administrative bu commission d'appel bu DNC ñoo ko daal di fixé ci sookam ñoom ñu gis ne Bordeaux daal troisième division la jëm. xabaar yi tàggat yaram dina koy jeexale ak tennis Wimbledon histoire Cameron Norrie dafay daal di continuer ak moom. kii bu rafet bi nga xam ne da koy def ci tennis moom nag bile mooy yoon bu njëkk ci carrière am bi nag bi daal di am dernier carré ci Wimbledon moom mi leen nag ñu daal di gis ne moo daal di jël troisième tour ci Grand Chelem bi actuellement nag ci jamono ju ñu toll moo nekk fukkeel ak ñaaru ci adduna bi yëpp ci classement wu ATP moom mi nga xam ne moo daal di def bataille bu mag bi ci 5-7 3-6 7-5 2-6 6-3 7-5 ci digganteem ak David Govin. xabaar yi tennis bi sax ci tàggat yaram mooy yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.